trucs et astuces Khadija Diakhaté ñu bàyyi la nga daal di ñu indil li nga doon waxtaanee sànq. waaw Fatou comme je l'ai dit tantôt tey nag ménage laa dikkee ci trucs et astuces. Comment faire pour avoir une maison qui brille. Donc ma tuddee ko astuces qui changeront votre façon de nettoyer votre maison parce que nettoyant yi dafa bëri. désinfectant yi ak antidégraissant yi dafa bëri. mais tamit dafa wute parce que am na si yoo xam ni ils sont plus nocifs que bénéfiques maanaam li ñuy yàq ñoo ëpp li ñuy defar. yenn yoo xam ni yi ngay xencu mën na yàq say bët wala mu yàq say poumon. ça dépend moo tax tey ma indil leen ay astuces miracle nag laa ko tuddee parce que c'est sans danger donc bi njëkk mooy mbay damay njëkk di wax rek propreté moom. surtout propreté kër moom dafay refléter déjà personnalité nit ki parce que ñu ci bëri ci li ñuy wax ude ni mu la gisee noonu la lay ëwalee donc kër dafa am solo bi njëkk bi mooy ci mur yi kër yi am xale yi genre xale yi ñoom dañuy faral di jël ay crayon wala ay bic di ko rëdd ci mur yi donc pour dindi loolu da ngay jël dentifrice mooy pâte dentifrice bi ñuy brosso moom ngay jël nga def ko ci tache bi jël sa éponge fomp ko da ngay gis ni vite fait tache boobu dafay dañ ci deuxième image bi Charles bu dee image bi mi ngi ci yow ñu jàll ci deuxième image bi mooy pour raxas baignoire yi ñuy sangoo yi nekk ci toilette yi xam naa image bi yembagul donc dina ñëw après pour baignoire boobu nag pour raxas ko da ngay jël pamplemousse ngay jël dagg ko ci digg bi nga jël xorom def ko ci partie boobu noonu nga dagg voilà image baa ngi nii donc xorom bi ngay def ci kaw pamplemousse bi nga bombee ko baignoire bi dafay weex taal c'est comme si que yaa ngi koy door a jënd donc boobu beneen astuce la troisième bi mooy raayu fenêtre yi maanaam fenêtre yi nga xam ni vitre la yi ngay ubbi di ko tëj ci biir espace yooyu gis nga dafay am tilim yu bëri yoo xam ne dafay accumuler donc tilim boobu ak air bi baaxul a nooyi pour dindi loolu da ngay jël vinaigre blanc mooy vinaigre bu weex bi nga mélanger ko ak bicarbonate boo ko defee mélange boobu ba pare def ko ci pot léegi sa loxo du jot nag ci raay yi moo tax da ngay jël brosse à dents bu yàqu nga bombee ko gis nga image bi après bi ni muy mel nii dafay set wecc day mel ni comme si musul woon am poussière beneen bi ci topp mooy brosse à dents brosse yi ñuy brosso dafa war a am hygiène parce que bactéries yi ci dajaloo baaxul donc brosse boobu pour nga raxas ko da nga koy jël nga tremper ko ci verre de vinaigre pour te dire effet yi vinaigre blanc am rek da nga koy tremper ci verre boobu 30 minutes après bactéries yeeg saleté yi mu amoon yépp dafay dañ cinquième bi mooy pour raxas karo am na si ménagères yu bëri ñoo xam dañuy sonn di bomb ba sonn mais dama leen jox astuce bu pratique boo xam ni boo leen ko defee karo yi après dafay weex muy da nga jël peroxyde d'hydrogène moom nag benn liquide la boo xam ne grande surface yëpp boo demee di nga ko fa am da nga koy boole ak omo bi ça dépend savon liquide boo mun ci utiliser moom nga koy booleel ak ndox mi sotti ko ci karo yi donc da nga koy bàyyi ba mu wow après ngay door a ñëw nga bomb une dizaine de minutes da ngay gis ni karo yooyu yëpp dafay weex même pour salle de bain même chose na nga koy raxasee wala aussi nga jël vinaigre blanc bi nga sotti ko ci ndox bi ngay raxasee vinaigre blanc dafay atténuer odeur urine yi am ci toilette yi beneen image bi mooy pour matelas yi nga xam dafay faral di am tache nga bëgg a raxas matelas boobu noonu da ngay jël vinaigre blanc bi nga sotti ko ci tache boobu mu am après nga def ci bicarbonate aussi frotté ko ak savon liquide booy utiliser savon wala omo boo ci mën ci def da ngay gis ne après dafay weex image après bi moo nekk noonu matelas bi dafay weex tàll donc bicarbonate ngay mélange ak vinaigre blanc laisser agir un peu avant que nga koy rincer yóbbante ko naaj bi mu waw kongo bouilloire yi mooy bouilloire yu ñuy raxasee yu ñuy tàngalee ndox donc loolu en général mook marmite yi ñooyam dañuy faral di am calcaire ci biir xomaat boobu noonu baaxul donc pour raxas ko aussi da ngay jël bouilloire bi nga def ci ndox ba mu digg bi mottali ko ak vinaigre ba mu bëri nga branché ko maanaam nga bàyyi ko mu bax ba bax a bax ngay koy door a sotti raxas ko dafay weexaat tàll de même que marmite yeeg casserole yi marmite yeeg casserole yi aussi calcaire boobu muy am ci biir booy faral di ko jëfandikoo la plupart dafay indi méttitu biir donc pour dindi loolu aussi da ngay jël bicarbonate nga mélangé ko ak poudre de moutarde bu fekk amoo poudre de moutarde boo jëlee graine moutarde bi dëbb ko mélangé ko ak bicarbonate bi di ko raxasee ci nii sax dañ ko koy raxasee des fois ci ginnaaw donc dafay weex taal inox bi nii lay melaat comme si yaa ngi koy doog a jënd image bi ci topp mooy cuvette WC yi mooy chaise anglaise yi ñu gën koo xam chaise anglaise donc chaise anglaise yi la plupart dafay jàpp urine donc xet boobu noonu pour atténuer ko aussi tamit mu weexaale vinaigre blanc rek ngay jël sotti ko ci pour te dire vinaigre blanc ngëneel yi mu am ci biir vinaigre bi ngay jël rek sotti ko ci cuvette bi ba mu tooy xepp bàyyi ko ci mu fanaan boo xëyee suba raxas immédiatement tache yëpp dafay dañ dafay weexaat tàll ma terminer ak 10e point bi muy canapé yi faral am tache surtout canapé tissu yi
donc canapé yooyu pour que nga fomp ko ba tache yooyu dañ alcool ngay jël alcool bi ñuy fompee plaie. alcool bi ngay jël sotti ko ci tache boobu noonu nga jël sa éponge frotter ko boo gisee tache bi dañ après nga dolli ci bicarbonate bi moom mooy dindi odoru tache boobu noonu nga def foofu donc bicarbonate bi ak omo bi rek nga frotter ko gis ni sa fauteuil bi dafay melaat ni mu meloon donc ñaari astuce yu ma leen indi loon la plupart gis nga li ciy faral di ñëw muy bicarbonate ak vinaigre donc bicarbonate ak vinaigre ñaar yu baax la bicarbonate moom pour atténuer kii la xet pour dindi xet bi alors que vinaigre blanc bi c'est pour enlever taches et tout ça dañ koy utiliser même ci pour raxas frigo ndox bi ngay raxasee frigo bi da nga ciy sotti vinaigre blanc bi comme ça mu atténuer xet bi am ci frigo bi aussi raxas ko ba mu set et ce sont des produits qui sont vraiment amuñu benn danger donc c'est accessible à tout le monde bicarbonate ñëpp xam nañ ko vinaigre blanc c'est utilisable partout boutique boo dem mën nga ko foo gis donc loolu rek nga koy mën a jëfandikoo nga gis ni sa kër dafay melaat ni mu meloon set wecc sans danger lii laa la indiloon tey ci trucs et astuces. xale bu am jom nga yaa ngi liggéey indil nga ñu astuce yoo xamante ni surtout man bi ma ñaar yi ma ci gën a intéressé maa ngi doon xaar nga indi ko muy canapé bu amee tache parce que d'habitude sa canapé dafay am tache nga jël sa omo def ko si mais da ngay gis que ni tache bi dafay gën a yokku dafay gën a bëri du coup astuce bi nga ñu indi noonu xam naa man ni may arrangé dina arrangé ñeneen non du la arrangé yow kese muy man di ñeneen ak ñeneen parce que xale yi déjà fu ñu toog boo leen joxee jus sax ñu tuur ko ci canapé bi donc comme ma dellu si waat ci astuce boobu rek alcool ngay njëkkee donc alcool bi ñuy fajee góom moom ngay njëkk a sotti si tache boobu nga jël sa éponge sinon bu fekkee dafay nar a tuuru ci éponge bi nga koy sotti directement nga frotter ko ci tache boobu noonu après ngay door a jël bicarbonate bi nga def ko ci ak omo raxas ko ba mu kii bomb ko ba mu dañ ngay door a mën a sotti ndox da ngay gis ni tache boobu yëpp dafay dañ loolu kay am na solo bu baax ak tache yi nga xamante ni aussi des fois dañ koy nemmee ko ci mur yi xale yi da nga yeb xale yi nag waaye sama genre yi man suñu kër mur yëpp bind naa ko man damay bind mur man problème mu bind mur laa man fu ma romb ci mur bi bind fa donc du coup ndeysaan xam naa sama yaay dina jël astuce bi rek pour fu ma taqalati rek moom dentifrice ngay jël rek pas dentifrice bi ñu utiliser moom ngay jël rek di ko def ci mur yi dafay dañ dentifrice bi dafa aay loolu ci mur bi si bay la waaw ba addina lu am solo sama xuloowaale bi mais baal naa ko comme tey magam ñëwul feebar bee ko daal feebar mu socc waaw baal naa ko ndax vinaigre ak bicarbonate ñu bëri ci yeneen lañ ko doon yaakaar ñoo yaakaar ni ci togg rek moo ko tax a jóg maanaam ci togg ndawal wala saf-safal ñu bëri foofu la mais comme am na leneen lu muy jëriñ moo tax dañ koy jaajëfal ci jubóo tey waaw baal naa ñu ngi bàyyiwaale xel Aïcha Diakhaté bu baax di ko ñaan mu daal di tanewaat ba daal di ñëwaat parmi nous incha allah grippe bi sonal na ko torop rétablis-toi vite parce que Fatka mi ngi may sonal fii baal naa la awa ay affaires yu intéressant yoo xamante ni nit ñi dañ ci daal di jëriñu bu baax parce que comme ni ko Mbaye waxee rek ay bicarbonate wala dentifrice dafa doon produit accessible te ku nekk yaakaar naa ni yaa ngi moom si biir kër te xamuñu woon ni am na utilité si biir kër te xam nañ ni set dafa baax si doomu aadama mais itam dafa baax si li nga xamante ni mooy fi nga dëkk dëkkuwaay beeg entourage bi donc yi am na solo lool xale yi dootuñu ma sonal kër gi si Charles aussi maa ngi koy liiwaay parce que chaque jour ndeysaan bu ñuy débrief Aliou Sow nu mu def dina këpp café ci moquette bi Charles di bëgg a jooy du coup Charles awa indi na la astuce pour voilà moquette bi boo ko bëggee Khadija indi na la astuce bëggee nettoyer moquette bi bu fa Aliou Sow këppee café yow sax doo ko nettoyer moom moo koy nettoyer sax waaw moom mu fomp ko boppam indaale sa alcool en Sow Poulo non man mënuma fomp de boo tuuree doo fomp non man ñeneen ñooy fomp léegi lan moo tax chaque jour ngay tuur café si mais parce que je dois être quelqu'un d'étourdi xam naa dama war a kii rek il faut ñu waaw d'accord daa gis ko pompal rek non non du ma ko tey xaw ma lan la fu li may gën a moytu foofu laa koy gën a tuure xaw ma lu tax pourtant damay mo je sais pas tubaab bu ñuul mën na fi am ay rakk ba pare ak ay jabaat ba pare yow di def liggéey bi mais oui mais c'est normal quand même xam nga xale yi mu ñu fi nekk yi mag yi naan dañuy fomp quand même mais mag yi dañu war a bàyyi di tuur tamit. non mais waaw mag yi aussi fomp nañu xam nga aussi jaar nañ ci fomp. man sama yaay daf maa fomp la sama àdduna ba mu sonn fomp naa menace naa. jërëjëf ak ma mën menace ni nga may gisee nii. damaa fuy léegi rek. raxas ndab nag. raxas ndab yëpp mais en France ñun man maay sama doomu yaay bu gën a mag. donc on était petit ma mère elle partait au travail man bu ma teelee wàcc comme j'étais au collège
ak lycée man maay jóg dem raxas ndapi bu ma teelee wàcc avant que yaay mère bi di wàcc des fois sax damay même togg mun na am na solo trop jàngaat nañ comme d'habitude boo ñu indilee dara ñu jàng ñu ngi lay remercier bu baax déjà. Ouais Fatou c'est toujours un plaisir indil yokk leneen ci xalaat gi ñu amoon donc di leen joxaat rendez-vous rek jeudi prochain mais avant tout j'aurais aimé remercier sama ñaari frère kooku di Alpha Sow ak Cheikh Tidiane Sy maa ngi leen di nuyu bu baax au passage di leen remercier donc di leen remercier yéen ñëpp nga bokkaloon plateau bi di leen joxaat rendez-vous jeudi inchallah ci beneen trucs et astuces. D'accord ñu ko jox rendez-vous jeudi mu daal di ñëwaat sur le plateau. yàlla na nga di ngeen daal di ñëw ñu jàll ci rubrique càmm gi